13h ci télévision Futurs Médias mbokk yi salaamaaleykum dalee nag jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu dama ko jukki dina bokk ci askan wa nga xam ne nag ñoom ñoo yeewoo ca diwaan bu Kër Massar jamono yi nag mu mel ni nag tiit nañu lool aw njàqare jëm xam ngeen ne li nga xam ne moom moo di nawet bi léegi mu tooyar bàq wi tam daal di tooy mu mel ni nag ñoom ñooñee nag la ñu dundoon ci at yi nga xam ne moom la ñu weesu la ñuy bañ a dundaat tax na itam ñu sàkku ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo ŋànk réew bu Sénégal ñu dikk ak ñoom ci ay ndimbal bokk na ci lépp lu ñeel wàllu système bu canalisation ngir rek mbënd mi mañ leen a sonal ñeneen itam loo xamante ni lu ni mel sonal na leen lool mu di daggum garab gi di askan wa nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ca Missirah ca département ca région bu Tambacounda ñoom ñooñee nag askan wa nga xam ne ñoom ñooy def ñaawteef googee nag li ñu bëgg ñu daal di koy dakkal ci yile jamono yi sax am na benn camion woo xamante ni def nañ seen kéem kattan ba rek mu daal di taxaw camion boobee yeboo ni garab ba mu fees dell ci yile jotaay xibaar mbokk yi daañu dalal ki nga xam ne nag moom moo di Mouhamed Faye moom mooy njiit bu association ñi nga xam ne nag ñoom ñoo yëngu ci wàllu mbay wàllu càmm ak itam li nga xam ne moom moo di wàllu napp fii ci réew bu Sénégal daañu waxtaan ak moom waxtaan wu yaa jëmale ci pàcc yi nga xam ne itam dañu ci yëngu yenn ci ay jafe-jafe yoo xamante ni daal na ci am ay saafara itam dina rootee ci bile jotaay yu xibaar ginnaaw aw waxtaan woo xamante ni daañ ko sikk ak moom ginnaaw réew mi daañu wutali ca biti réew xam ngeen ne ni ki tey jëlee ti dibeer bi moom la ñuy abal ñaareelu tour bu élection présidentielle française atum 2022 mu mel ni nag ñoom ñooñe nag ñu nga ca mbañ gàcce ga ngir rek daal di voté jàpp leen ba tey ci la jamono daal nay seere bu baax a baax ci diggante ki nga xam ne moom moo di président sortant ba di Emmanuel Macron ak itam Marine Le Pen suñu ay ndaw itam doxantu nañu fii ci consulat bi ngir xool askan wi nga xam ne itam ay doomu France lañ ana nan la ñuy voté daañu ci ànd ak Pape Fara Ngingue mbokk yi léegi ma dikk ñu faram fàcce. ñu wutali mbokk yi diwaan bu Kër Massar foofee itam xam ngeen ne mbënn mi doon na lu ñu miin tax na ci la jamono ñuy sàkku ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di autorités yi ñu dikk ak ñoom ci ak ndimbal ngir la nga xam ne moom la ñu dundoon ci at yi ñu weesu ñu bañ koo mën a dundaat bokk na ci ñu dimbali leen ci ay système de canalisation ba tax na ndox mi bu ñëwee foofee nag du fa mën a taxaw benn yoon moom Malick Mbaye moom mooy yor kadduk askan wi àdduna jëmale ci micro Abdoulaye Anne. quartier Kër Massar Nord yi depuis 2005 bi inondation yu commencé si biir Dakar métti si lool lañ si nekk boobu ba tey kenn faale wuñu daaw dañ leen avertiroon ne leen ñëw leen di ngeen au moins ngeen ànd ñu benn phase d'urgence boo xamante ni su ndox mi ñëwee di ngeen ko mën a évacuer quartier yëpp taal lu ñu bëgg mooy au moins phase d'urgence bi nañ ñu ko andil nu mu gën a gaawee su phase d'urgence bi jàllee mooy les travaux de l'assainissement de tous les quartiers nag na assainissement bi dugg su ko defee population yi nekk si jàmm fii na quartier boo jël y a au moins 30% bu partie am boo xamante ni moom si biir ndox bi lii premier jalon la on va pas lâcher la chose duñ leen may xeer Macky Sall nag la ñuy wax le président yaa fi ñëwoon Kër Massar diggée ni Kër Massar yi yaa koy defaral sa bopp mais sa gars yi waxuñ la loo xamante ni moo am Kër Massar Sud dañ ko liggéey ba pare jël phase d'urgence bi yóbbu ko foofu léegi ñun ñi nga xam ne liggéey lañu dara amuñu phase d'urgence mais kenn mën a comprendre loolu président de la République la ñuy waxal na jël say responsabilités 1 mois yii ñuy jot di nii suñ gisul dara on va passer à la vitesse supérieure. leen ni Missirah mi ngi ca région bu Tambacounda foofee itam askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa yeewoo la leen sonal bokk na ci ñi nga xam ne dañuy wëy di dagg garab yi nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca ndandu fay wax askan woowee la ne du ca dal benn yoon tax na itam aw kuréel daal di sosu ñoom ñooñee itam lañ ca jublu def kéem kattan ba képp koo xamante ni yaa ngi def boobu la ñaawteef ñu mën koo dakkal ci la jamono aw camion woo xamante ni ma nga yeboon ni garab ci lañ ko mujj taxawal ngir rek askan wa mën a xam nees mën a def ak moom ñu teewlu ki nga xam ne itam moom moo di Soxna Awa Touré moom mooy njiit bu association Basob Ñoxo Dema moom moomee àdduna jëmale ci micro Moussa Omar Gueye. dañoo gis ay tronc si camion yi ñu jàpp ko fii dañoo waxoon ñu ne camion bi sax du dem fii lay parce que boo gisee ñuy def loolu tamit dañoo sonn ndax ñun àll bi la ñuy dund xam nga nitu àll rek lay dund dimba yi ngay gis ñu koy dagg dimba bi ñun ci la ñuy dund bàyyi ma yi ci la ñuy dund kon nag bu ñu yewee dimba yi yëpp ñu dagg ko ci àll bi daanaka ñun ñi dañuy sonn boo paree encore garab yu rëy yi ngay gis yëpp day jàpp ngelaw waaye léegi boo nekkee ci biir dëkk bi ngelaw li da lay sonal tàngoor bi da la sonal
ndax garab amul ci àll. ñun dañoo bëgg loolu ñu bàyyi ko waa groupe Basobe Ñoxandéem association Basobe Ñoxandéem dañoo bëgg loolu daal ñu bàyyi ko carrément dañoo bëgg suñu dëkk bi mu am naataango te pour mu am naataango il faut garab yi bare ñun ñu ngi jëmbat ñoon ñu ngi yàq ñun ñu ngi jëmbat ñoon ñu ngi yàq ñun année bu ne dañuy jëmbat daaw jëmbat nañ 2 téeméer garab ak lu topp daaw jéeg encore noonu ren encore nañ def lu ëpp lool waaye ñun bu ñuy jëmbat ñoon ñu ngi dagg kon du sotti àll bi tout le temps moom kay balaa gerte commencé deq sax fekk commencé nañ taal xam ñu koy taal aaga yi ñu ngi ci biir àll bi kenn ñemewul wax. tey waxu aaga yi tamit dañuy dagg garab yi. ñooñoo gën a bon sax ñooñu tamit dañuy dagg garab di jox seen xar yi boo gisee garab yi bu ñu meññee tuuti rek garab yi doom bi màgg nit yi di ko jëriñu ñoom dañuy ñëw dagg ko jox ko seen xar yi. bu ñu continuer dagg nit yi sax ñooy jeex parce que nit yi ci àll bi la ñuy dund kon bu fekkee nit yi amuñu lu ñu dindee ci àll bi kon dara du sotti kon kay bu boobaa doomu aadama yi ci boppam ñooy jeex sax. aywa mbokk yi ñu àddu ci leneen mu soxal wàllu wér-gu-yaram bi la yoon mbokk yi yéen a ngi fàttaliku jéey ji nga xam ne itam moom moo amoon ci hôpital Magatte Lô diwaan bu Linguère tax na itam ñeenti doomi aadama ñàkkoon ci seen bakken fukki weer ak ñaar ginnaaw bi maanaam at suñu ay ndaw itam delluwaat nañu fa xool aw constat daje itam ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan waaye benn baat képp dong la ñu wax mu di lépp lu ñeel wàllu wér-gu-yaram ñu gën koo ñoŋal foofee nga xam ne nag moom moo di diwaan bu Louga ak la ko wër Mamadou Moustapha Ndiaye ak itam Sidi Thiam ñoo fa teewal télévision Futurs Médias def nañ aw njàngat ñu seetaan. bu Linguère seeraayu ticket yi ak yenn ci prestation yi tax na ba ñenn ci askan wi di yuuxu wallu. constaté na ne la askan wi doon jooy ci hôpital mooy ak cher ba léegi hôpital bi mi ngi coûter cher à la population ndax am na ci ay consultation yoo xamante ni bii soo ko fay def da ngay fay junni mooy heure de garde yi suñu wàccee te 2000 francs la woon ñu jëlee ko 2000 yóbbu ko junni. su fekkente ne également da nga ñëw ci consultation lu taxoon ñu yóbbu ko junni dañ doon wax ne médecin de garde toujours dafa war a nekk te constaté nañ ne médecin de garde jusqu'à présent donc du fay nekk. parce que ñëpp nga koy dénoncé dem dugg ci biir war a monter garde tëju di nelaw wala nga wut jël sa WhatsApp di WhatsApp loolu du problème mu ministre de la santé problème mu personnel la. ki yoro baatu askan wi jiite kuréel gii di taxawu Jolof di ñaawlu tëjëg service néonatologie mu di barab bi nga xam ne fa lañ daan denc liir yi nga xam ne matuñu tëj googu mu jàpp ne ay loraange kese lay jur. parce que man personnellement rek war naa mat une semaine gis naa benn enseignant boo xamante ni bii soxnaam accouché na fa présentement mi ngi Touba parce que service bi existé tul gis naa fi beneen aussi à Kaaji enseignant boo xamante ne bii doomam wasinee na foofa bi mu wasunee matul bi ñu ko ñëwee fii indi hôpital. la ci waroon defuñ ko ci ba finalement xale bi dafa mujj perte bakkanam. ñenn ci askan wi di joxe ay solution yoo xam ni dees na ci mën a jaar ngir ñoŋal paj mi ci hôpital Magatte Lô bu Linguère. public la xaw ma privé c'est pas public la mën gën a nuru mais man fa laay fajoo mais li ma ci xam mooy am na lu fa nekk mais bari na lu manqué mais li ci des li organisation moo koy mottali mën nga am ay éléments yu mu mat ba pare te duñ liggéey li mu waree. ak directeur bi gérer personnel am waroon na def ay comment dirais-je ñu ngeen ko tuddee di contrôle di xool léeg-léeg nga ñëw xool ndax gars yi ñu ngi sur place loolu problème local la. il faut niveau bi mu nekk mu jógee fi dem beneen niveau loolu nag ñun bind nañ ci lettre conseil départemental pour toog ak moom échangeante ci ñu xool ñun ñëpp naka la ñuy fexee ba niveau bi hôpital bi nekk mu nekk beneen niveau su ko defee état dana fi affecté ay médecins yoo xamante ne bi ay spécialistes la. ci pàttali lakk gi fa amoon ba ñeenti bébé ñàkkoon ci seen bakkan yoon ubbiwoon na ci l'enquête ba directeur ba woon di docteur Abdou Sarr ñu jëlee woon ko ca barab ba docteur Fatou Sy mi jiite woon service pédiatrie ñu affecté ko ci mois de novembre bi ñu génn ca ministère de la santé. wàllu wér-gu-yaram ba tey la ñuy des mu mel ni nag aw grève boo xamante ni ñoom ñi lee amal nañu ko ci diirug ñaari fan ñi nga xam ne itam ñoom ñoo yëngu ci wàll wi mu di boobule collectif des travailleurs de la santé et de l'action sociale lu ni mel itam fas yéene nañ ko dàbbaliwaat ci diirug 48 heures li ko dalee talaata lañ koy door yemook ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru avril ñoom ñooñee nag xam nañ ne daañu amal aw respect bu service minimum ak itam li nga xam ne moom moo di wàllu urgence yi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar itam daañu rek mën a amal li nga xam ne moom moo di aw grande li nga xam ne moom moo di mobilisation mu ñeel ñooñee nga xam ne nag dañuy sol blouse blanche la ko noonu itam ñaawlu nañu bu baax a baax mbir mi na mu demee ci mbirum ki nga xam ne nag moom moo di Astu Soxna bu ngeen di fàttaliku mooy soxna si nga xam ne moom moo ñàkk bakkenam ginnaaw itam ba mu doon mucc jëriñ yi nga xam ne itam moom la ñu dénk wàllu
wàllu wér-gu-yaram moom Abdoulaye Diouf Sarr doxalinam ci la jamono loolee lépp nag xam ne rek ne daañ ko dëxëñ ci li nga xam ne moom moo di seen ay bëgg-bëgg jëmale ci li nga xam ne moom moo di wàllu kër docteur ginnaaw wàllu kër docteur ñu wax ci leneen mu soxal wàllu mbay mi ak yeneen yu ñuy xeetoo xam ngeen ne la ñuy am ci la jamono mu soxal wàllu résultat mucc na ayib tax na itam ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàll wi jamono yi nag ñoo ngay wax jëmale def kem kattan ba rek ay solution gën a bar ci jamono yi nga xam ne nag ñoo ngay yëngu ci mbir mu ni mel tax na itam nee na Fatoumata Tall di jëruñ yi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu ndaw ñi ak itam Pape Adama Diouf responsable irrigation bu DAC KMS moom moomee itam dikkaat nañu bu baax a baax ci solo si nga xam ne nag wàllu mbay am na ko fii ci réew bu Sénégal diwaan bu Louga ak la ko wër la ñu rek génne yooyu li kaddu Thierno Fall moom moo ko taataan. fukki weer ci ginnaaw biñ ko taxawaleeg léegi domaine agricole communautaire bu Kër Momar Sarr tàmbali na di génne meññeefam yi jëkk. voilà waaw dañoo def maïs mooy mboq bi def nañ ko ci 25 hectares. gombo am nañ ci ay rendement record yoo xamante ni dem nañ ba am pratiquement ay 40 tonnes ci hectare. jógee si loolu def nañ tomate def nañ piment def nañ poivron def nañ concombre vraiment ak melon. donc culture yu bëri ñun fii nii li ñu naan diversification de la production agricole loolu am na fi. lu ñeel mbayum soble mi nga xamee ni amaloon nañ ko fii ci 20 hectares ak juróom ñu ngi ciy séntu lu tolloog juróom-ñetti téeméeri tonnes. actuellement nii oignon bi liñ xaar nañ ay 800 tonnes te loolu prévision la c'est-à-dire dañuy war a jël dañuy def ay fourchettes rek entre 20 et 40 tonnes à l'hectare ce qui veut dire que même on peut même dépasser les 800 tonnes. jëwriñ ji ñu dénk wàllu ndaw ñi teewoon fii ci DAC bi moom daal dinay rafetlu liggéey bi nga xamee ni si moom la fi gis. vraiment am nañ ci yaakaar yu bëree bari parce que soble bi nga xamante ni moom lañu nekk di récolter nii bari na lool ñu ngi ci 800 tonnes donc loolu dafay wane ni rek ni DAC bi investissement yi ñu fi defoon mi ngi génne li nga xamante ni moom lañ ci doon xaar. fii ci DAC bi nag lu ëpp téeméeri ndaw ñu ngi fi di liggéey waaye kii di jëwriñ ji xamle na ni lim boobu fas yéene nañ koo yokku. waaye dañuy continuer liggéey bi lii test la woon dañuy gën a yokk production bi gën a ko yaatal mais également yokk groupement yi nga xam ne ñoo fiy liggéey pour que population bi gën fi gis seen bopp mais également li ñi nga xamante ni mooy génnee ci récolte yi gën a bari. Néné Fatoumata Tall jiite woon ab délégation bu mag fii ci Kër Momar Sarr ngir nemmeeku si liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy amal fii ci DAC bi fukki weer ginnaaw bu ko njiiti réew mi ubbee. ginnaaw Louga ak la ko wër dañuy des ba tey ci lépp lu ñeel wàllu mbay mi wàllu càmm gi ca diwaan bu Fulaadu xam ngeen ni itam foofee bokk na ci yenn ci activités yoo xamante ni ndaw ñi mën nañ fa yëngu ña nga xam ne itam amuñu xëy wala bokk ñoo ngoy wër loo xamante ni moo leen gënal tax na itam centre d'orientation scolaire ak itam professionnel daal di dajale ñenn ci ay acteurs de l'emploi ak itam ñenn ci ñoo xamante ni ñu nga yëngu ca région bu Kolda ngir amal ab waxtaan wu yaa diwaan bu Kolda ak la ko wër Abdoulaye Diallo ci reportage. Kolda doon diwaan bu bare lool ay potentialité yoo xam ne mën nañoo jural askan wi njëriñ bu bëree bëri surtout ci wàllu xëy yu ndaw ñi. waaw jàngat bi wane na que filière yi gën a fës mooy agriculture ak élevage loolu du bette parce que xam nañu Kolda région agricole la te am na ci solo trop donc agriculture ak élevage la mu topp ci commerce. xam nañ tamit Kolda ville commerce la parce que boo jëlee luuma bu am solo comme Diaobé wane na commerce bi ñeenteel filière bi mooy horticulture boobu tamit wane na ko suuf bi neex na nit yi ni ngi siy yëngu bu baax beneen filière bi mooy transport am na solo tamit Kolda bu mujj bi mooy industrie agroalimentaire. ngir ubbil ndaw ñi seen i gët ba ñu mën a gis bu baax a baax fan la ñuy war a mën a teg seen i tànk ci utum xëy KAOSP bu Kolda moo daal di dajale mboolem kuy yëngu ci wàllu xëyu ndaw ñi. ngir waxtaanee mbir moomu. IA à travers KAOSP ñu def benn étude bu ndaw sur xool yan filière ñoo gën a baax ñoo gën a am solo région Kolda loolu KAOSP def na ko léegi tey mooy atelier restitution bi mais surtout aussi dajale partenaires yëpp yëngu si xëy njàng bi xale yi pour ñu xool lan la ñu gën a travailler de telle sorte que ñu mun a identifier emploi filières yi yan ñoo gën a am solo Kolda loolu moo tax ñi dajale tey presque acteurs yi bëri. pour ñi fi ngànk wàllu njàng ak i njàngale mi loolu dina leen mën a tax ñu yokk seeni loxo ci jàppale gi ñuy jàppale centre de formation ak lycée technique bi.
war nañ ci mën a am ay tënk yoo xam ne dinañ mën a accompagner bu baax lycée technique ak centre de formation yi ba seen projet yi ñuy def ci at yi di ñëw projet yooyu ñu mën koo jëmale ci métier yooyu. pexe yii yëpp dañu leen di tënk ngir gën a dooleel wàllu tàggat ak i xëy yu ndaw ñi. Jàllo ñu sant ko bu baax a baax wàllu mbay mi itam tax na ñu dajale wala bokk di waxtaan ak kenn koo xamante ni njiit la wala bokk cëslaay ci ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllu mbay wàllu càmm ak itam wàllu napp fii ci réew bu Sénégal Mouhamadou Faye lay wuyoo maa ngi lay nuyu bu baax a baax monsieur Faye. waaw Cheikh Ibrahima Diop maa ngi lay nuyu di la fay di la gërëm di rafetlu invitation bi ci sama dugg si sama première sortie ci kër gi nga xam ne vraiment yàgg naa souhaité ñëw fii pour waxtaan ci wàllu xalaat ci li may yëngu. bu ñu waxee tey ci wàllu mbay mi ginnaaw aw taxaw seetlu lan lañ ci mën a jàpp. liñ ci mën a jàpp ci réew Sénégal. mooy gis nañ ni am na foo xam ne dañ ko faa fekkoon. ci wàllu mbay ci mais am na foo xam ne tamit bëgg nañ ko fa jëmale. te mu des lu bari liggéey bi des lu bari. léegi ci wàllu agriculture. boo xoolee ci wàllu horticole moo xam ñi def ci wàllu céréales également wàllu gerte geek ceeb beeg leneen ak leneen yooyu dafa bari ay problème te problème bi ñi nga xam ñoo nekk ci monde rural bi ñoom en général la plupart ñoom seen ay moyens bopp la ñuy demee ñoom kenn du leen accompagner seen alalu bopp la ñu gis ni lu ñu yàgg gis la parce que ñun ñu ngi ci biir am na ay formation yu bari yoo xam dañ koy taxawal ci réewu Sénégal di def ay atelier de travail loolu bari na depuis des années ñi ngi ci loolu mais à chaque fois dañuy retrouver waat demaat ci ni ndaw ñi amuñu liggéey ñi demoo chômage donc affaire bi doxul wala bu ñu récolter problème yi gën a bari donc kon damay gis ni formation yooyu ñuy def yi ñuy wax ak atelier de travail yi ñu organisé guddi ak bëccëg te vraiment xaalis bari lay jël gis na atelier de travail yooyu yëpp ay xaalis bu bari lay jël mais da ngay gis ni amul benn aboutissement amul benn doo ci gis benn avancement boo xam ni baykat yi ci àll bi dañ ci gis seen bopp man damay gis ni tollu léegi foofu weesu nañ ko fi ñu toll léegi mooy nan nañu war a def ba réewu Sénégal tey jii kenn ko ci nekk mën a dundal sa bopp dundal sa bopp mooy lan projet boobu yàlla dogal na président Macky Sall bi ñëw ci réew mi da ko indi woon mooy autosuffisance alimentaire ba ñëpp rafetlu ko biñ ko rafetloo tam aussi ñu gis ni boobu ba léegi ñu ngi ciy topp di daw di guddi ak bëccëg mais ba léegi des na lu bari léegi yan pexe lañ ci war a indi pour loolu mën a sotti pexe yooyu ñu ni ñun fédération ANEFS bi nga xam ne dafa boot plus de 60 léegi mi ngi toll ci 68 association ci communes yi lañ ko taxawal ñu ni nag léegi ñun kenn waruñu cee jiitu parce que loolu buñ ko bëggee mënoo koo jaar fenn fudul ci fédération bu mel nii bay dundee ñu xam ni niñ koy doxalee lenn la mooy commune par commune la ñu war a mën a développer suqali commune yi xam nga boo xoolee Sénégal communes yi fi nekk am na ci communes yoo xam ne ñoom seen économie mi ngi basé wu ci secteur agricole ak élevage wala pêche par rapport ci région yi nga xam fi mel ni Dakar ak yooyu nga xam ni ñoom daanaka secteur boobu amu fi doole noonu mais boo génnee ci monde rural bi communes yi li ñu boot seen économie bi day boot ci wàllu mbay mi donc kon boo bëggee suqali réewu Sénégal yaa ngi suqali commune par commune boobu nan nga koy suqalee mooy boo demee ci benn village boo xam ne par 135 villages benn commune 135 villages wala 70 villages ña fa nekk ñëpp ay jeunes lañ ñi ay vieux lañ nekk ci secteur agricole ñu ci bari daw nañu dëkk ñëw Dakar wala beneen dëkk di ambulant nekk ci leneen leen parce que mbay mi doxul léegi nag ñu ni il faut que ñu créer ay équipe ay contingents yoo xam ni vraiment dañ leen affecté ci àll yi ci communes yooyu ñu wutal leen benn 50 wala 150 hectares ba 200 hectares ñu xool Sénégal fi problème bi nekk ñu mën leen accompagner ñooñu jàppale leen ci wàllu investissement ba nga xam ne day nekk genre structure xam nga ñu moderniser mbay mi jàppale leen ba nga xam ne investissement yi bu leen ko joxee bu ñu demee première campagne deuxième campagne ba dootuñu tàllal loxo dootuñu génn dëkk boobu parce que tool man dama gis ni am na loo xam ne tamit dañ koy wax te loolu mooy sama combat. dégg ma nga wax wàllu formation de parce que itam financement doo ko jël jox. waaw xam nga formation yi dama wax ci biir formation yi bari nañu. tey jii boo génnoon léegi nii mën nga gis milliers de jeunes yoo xam ne defal na leen formation. des milliers de jeunes. muy ñun ak ñeneen defal na leen ay formation mais demuñu fenn. te comme am na gis naa tamit ay milliers de jeunes yoo xam ni ñoom soxlawuñu formation parce que xam-xam bi am nañ ko ba pare. parce que ki def formation bu demee fekk leen ci àll ba ñoom ñoo koy ëpp sa xam-xam. donc kon problème bi nekkul foofu problème bi xam nga fan la nekk. nan la ñuy recaser ndaw ji nan lañ leen encadrer jeunesse bi tey. su ko defee ñoom ñu gëm ni
Sénégal ndawi Sénégal ñoo wala relever défi bi. d'accord bay lu ñu dundee. d'accord bay loo dundee. ñu gis ne ci la jamono ci réew mi yenn ci yoo xamante ni. bay ngeen ko mi ngi des ci li nga xam ne moom moo di seen ay loxo. mën nañ jël exemple lu ci mel ni wàllu soble bi. lan moo waral lu ni mel. soble bi boo gisee at mu ci nekk problème bi day ñëw. at bu ci nekk ma def ci ay sorties. parce que tout le temps loolu mooy ñëw. da ngay gis ni kon politique bi de commercialisation bi moom moo des. donc ñu am benn ministère du commerce nga xam ne chaque année yow dañ lay exposer problème bi chaque année problème bii day ñëw mais normalement année boobu bu ñu la ko exposer mais l'année prochaine. loolu warut a ñëwaat pour man war nañ mën a teg ay jalons yoo xam ni ak ay pexe yoo xam ni ñu ni l'année prochaine bu ñu récolter soble bi. tout à fait xam nañ fan lañ koy yóbbu. léegi Sénégal boo xoolee baykat yi daanaka zone des Niayes ñëpp soble la ñuy bay. la majeure partie moom lañ gën a exploité. mais léegi war nañ xool fan yan point de vente la ñu am point de vente yi ñu am ci réew Sénégal est-ce que attan na capacité loolu ñuy récolter ci réew Sénégal. est-ce que ñoom attan nañ léegi nag bu ñu ko récolter est-ce que soble boobu ñuy récolter c'est une bonne qualité. war nañ ko mën a yóbbu xool taxaw ay xalaat yóbbu ko ci sous-région bi. parce que mënuñu koo bàyyi jaay ko ci réew Sénégal mu des. am loo xam ne dafay lamb dem ba yàqu te soble lu kenn mënut a conserver day yàqu. am nga itam soble mbay mi ak soble yi nga xam ne dañ koy jéggaani dafa am ci réew mi est-ce que itam waru leen a war a mën a teq njëg li askan wi ku ci nekk war cee mën a jotee wala boog boo ci jotee bañ ne njëg bi ak njëg wale benn la beneen bi moom mooy est-ce que itam wàllu communication bi desul communication bi ci war ndax def ngeen ko Cheikh Ibrahima loolu foofu laa lay rejoindre ni la loolu jàpp naa sax ñun weesu nañ ko parce que lépp lu jëm ci wàllu communication mi ngi jàll parce que ñun c'est boo ko xoolee monde rural bi ñun ñu ko taxawalee ay groupe WhatsApp lañu tax ay 69 groupe WhatsApp la ñu am information yi dañ koy jàllale foofu mais boo xoolee soble boobu ngay wax bi jógee bitim réew ak bi nekk fii xam nga li ma mënta d'accord baykat bi nga xam ne jël na benn 5 millions juróomi millions def ko ci àll bi récolté war a jaay saako soble 25 kilos bi war koo jaayee 7000 francs wala 8000 francs nga ni na nga koo jaayee kilo bi 100 francs wala 125 wala 150 francs saako bi dikkee ko presque ay 3000 et quelque te soble bi jógee bitim réew bu ñëwee ñu ngi koy jaay 9000 francs te ñu mën a accepter soble bi jógee bitim réew mën koo jëndee ci prix boobu ki lay bàyyil sa réew soble nga ne prix boobu doog ko jëndee man loolu laa d'accordul parce que bu fekkente ne da nga bëgg a soqali mbay mi mais da ngay soqali waale kii liggéey parce que nit ki suy ku nekk gis ci sa bopp bu fekkee waa ji day liggéey te amul dara day dem ci àll bi bay def benn 4 mois wala 6 mois ci àll bi récolté amul ci dara dem lim ci jot a am bu ko jaayee ay bor la koy fayee te la majeure partie dañuy def ay crédit banque boor itam sonal na leen torop boor yi sonal leen te léegi yow boo saa yoo récolté da ngay dem fayu bor ba maanaam la ngay dese ay 10 000 francs ak 20 000 francs 50 000 francs ngay dese kooku koo ci dem seete ko da nga naan est-ce que kii baykat la par contre boo xoolee génnee réewu Sénégal tuuti nga dem Maroc bii ñu jege wala beneen réew bu ñu xaw a jege ci sous-région bi mais baykat yi foofu mais koo ci gis tey jii nii da yow yaa koy ñee yow yaay soxla ci moomu dimbali la te alors que moom la muy def ñun loolu la ñuy def te pourtant ni ñu mën a accepter ki jógee bitim réew indi soble boobu ñu jënd ko ci prix boobu mais lu tax réew mi mënuñu ko accepter baykat bi donc nit ki soo ko bëggee dimbali nga ne da nga koy dimbali ci mbay mi mais da nga koy dimbali itam ci liggéeyam ci dundinam mooy muy liggéey gis ci boppam loolu mooy problème mu Sénégal léegi nag loolu lañ xam ne ñun jàpp naa ne ñiy wax ñëpp ñaka war a gën a mën a saafara mooy ñun ñi nekk ci àll bi ñun ñoo ko mën a saafara bi mooy il faut que ñun ñu def benn collaboration avec le gouvernement ak bailleurs de fonds yi ak ONG yi fi nekk di nga ci wàllu mbay mi ñu mën a accepter ñi nga xam ne ñoo yor ñun ñi nekk ci àll bi ñu war leen tegal ay solution ba nga xam ne incha allah ñun daan ci mën a génn suñu campagne tey boo fi toogee leer na ma ne am na ñuy jaay wàllu ginaar ak yeneen yu ni xeetoo yuy toog di seetaan xam naa li ñuy xaar mooy ñu wax ci li nga xam ne moom moo di njëgu aliment bi ci la jamono cher na askan wi itam ngir ñu teg ko gët jafe-jafe la metti la def actuellement ginaar kenn du ko laal nen kenn du ko laal te loolu tamit sama xam-xam màcc na ci parce que ci laa mës a exercer wu di ci liggéey gis nga Cheikh Tidiane ma wax la ni la aliment volaille muy bétail gis nga composition bi xoola li ci ëpp doole bitim réew lañ koy jéggaane parce que ay structures ñoo nekk ci réew mi di defar production aliment bétail wala volaille te structures yooyu ñi ngi ci biir réew mi ñoom bu ay milliards la ñu jël génnee ko réew mi yóbbu ko ci beneen réew jàmbur jënd matière première bi nga xam moo ci ëpp doole muy mboq dañ koy jëlee bitim réew Sénégal ñu am ñu am suuf am fi ndox ñu am fi ay jeunes yu actifs ñu am fi ñoo xam ñu am engagement ci réew mi ci àll bi ci monde rural bi mën leen a bàyyil mboq boobu Sénégal mënu production Sénégal mënu ko am ñu koy jéggaane loolu moo tax ñu ni ñun dañuy taxaw xeex loolu mu arrêté
tey mboq moom tey jii Sénégal dañ ko war a parce que il faut que ñu am autosuffisance en maïs buñ ko amee ci réewu Sénégal incha allahu aliment bi dina wàññeeku te loolu mooy projet bi mooy programme bi ñuy dox nii xam nga tey jii nii boo demee ci benn commune nga jël fa benn 50 hectares ñun am nañ ko nga dem commune yëpp nga am fa 500 200 ou 300 ñu ni leen tey jii dañoo bëgg léegi ñu bàyyil usines yi fi nekk ñu bàyyil leen mboq ñu xam ñoom li ñu soxla ci tonnage ñu bàyyil leen ko su leen ko bàyyilee importation bi dootu amati léegi nag bu fekkee saak bi daf ñu la dikkee 15000 francs ci bétail bi volaille bi dikkee ñu presque ay 25000 wala ay 18000 19000 loolu la ñuy dikkee léegi lu mu gàtt war nañ ko mën a jëndee léegi ay 10 000 wala ay 7 000 francs. d'accord foofu lañ bëgg a jëm ak ñoom. d'accord ginnaaw itam li nga xam ne moom moo di wàllu mbay njort naa ne mën nañu waxtaanee pàcc yu bëri waaye dañ koy tënk rek. bu ñu waxtaanee lu mel ni wàllu napp gi ci la jamono ñu gis ne lu soxal wàllu jën yi ak yeneen ñi nga xam ne ñoom ñooy dund ci biir géej itam jafe-jafe la askan wi jote ci pour yow lan nga war a mën a jàpp ne moom la ñu war a mën a teg ngir daal di sécuriser lu ni mel. géej gi dafa amul sécurité mooy premier problème géeju Sénégal loolu sécurité amuñu ko ay porte la yoo xam ne fu waay neex jaar fa jàll jël la ngay jël dem sa yoon loolu mooy problème bi beneen bi mooy niñ koy saafara mooy secteur boobu nan la ñuy def ba organiser ko sécuriser ko ba nga xam ne licence de pêche yi xam dugg na ci réewu Sénégal yi fi jot a nekk ñu jéem leen a wàññi léegi nag ñu may géej gi benn laps de temps boo xam dañ ko joxaat valeur toppatoowaat ko defaraat ko ba raréfaction des produits halieutiques yooyu ñu mën koo joxaat mu mën a ñëwaat ci réewu Sénégal ba jën yi nga xam ne amuñu ko woon ñu mën ko amaat loolu mooy solution yi yombal équipement bi gilet de sauvetage yi matériel wàllu gaal yi wàllu moteur yi loolu lépp ñu mën ko yombalal nappkat bi su ko defee incha allah moom tamit liggéeyam dina ci mën a gis boppam ci loolu moom mooy combat bi nga xam ni daal vraiment Cheikh Ibrahima looloo waral tey ji ñu teg benn programme de solution boo xam ñi ngi ko tuddee ndaw ñi jug nañu takk ngir bàyyil seen réew lu ñu dundee programme boobu la ñu indi bees fas yéene ci ànd ak le gouvernement ak partenaires yi ñu xool léegi nan la ñuy def ba Sénégal daal dara dootu ko mën a jéggaane bitim réew. jërëjëf Mouhamadou amoon nañu yéene wéyal waxtaan bu baax waaye waxtu moo ñu xaw a tënk rek kontaan naa trop jërëjëf vraiment merci jërëjëf ñu di ko jaajëfal bu baax a baax moom Mouhamed Faye moom mooy njiit wi ñi nga xam ne itam ñoom ñooy yëngu ci wàllu napp wàllu mbay ak itam li nga xam ne moom moo di wàllu càmm ñu dalaloon ko fi ngir amal aw waxtaan wu yaa ci wàll wi mbokk yi ñu wax itam ci leneen mu di festival Salam boobaak léegi yéen a ngi koy gis ci li nga xam ne moom moo di suñu ay antenne amal nañu ko nag ci diirug juróom-ñeenti fan ci yenn ci ay gox yoo xamante ni wuute na jàngkat yi nga xam ne itam ñoom ñoo ca bokk nañ itam ci ay tarixa yu wuute festival Salam bi li nga xam ne itam moom moo ko wundu xam ngeen ko daal di boole li nga xam ne nag moom moo di umma islamique ñu daal di doon benn say mankondo di amal lépp loo xamante ni dañ koy amal ci jàmm fii ci réew bu Sénégal ni ki démb itam doonoon na li nga xam ne moom moo di final bi Mariam Ndiaye Alioune Diagne ñoo fa teewoon ngir amal aw reportage ñu seetaan. dige woon nañ ko def nañ ko organisateur festival Salam xumbeel yu am solo la ñu def bi ñuy tëj festival bi fii ci boulevard Général de Gaulle. mu nekk lu public bi ak tàggkati sang bi rafetlu lool. bi gisuñu si lu dul cant sant yàlla bu baax a baax parce que ku ne xam na ni 2 ans ngi festival bi amul. namoon nañ ko vraiment lii nekkoon suñu ginnaaw mu nekkoon loo xam ne sonal na doomu aadama yëpp li ñu njëkk a def mooy sant yàlla ndax am na ñoo xam ne mbir mi yóbbaale na leen ñun nag toog nañ si kàttanu yàlla bu mu fekkaat ñu fi ñuy sant yàlla rek. xanaa di ci sant bu baax nag di ci bég bu baax commencement ba heure bi ñu ubbi bi la nekkoon tey ñoo ngi ci tëj bi te tàmbali tëj am na solo kon nag ñun dañuy kontaan bu baax rek ñu bég. moo ne yombul woon gannaaw ñaari at yu festival bi amul ndax mbas mi. ñaari at a ngi nii ndax li nga xamee ne moom mooy pandémie bi moo taxoon mënuñu ko def ren nag bi nga xamee ne que tan am na tuuti ñu delloo siwaat ko waaye damay wax ne festival Salam ngëneel la ndax contenu ba lañ cay wax loolu rek a jar a wax. festival bi nag 150 groupes bokk nañ ci diirub juróom-ñeenti fan waaye xarañteef bi am ci l'organisation bi lu jar a rafetlu la. mais jàngale bindu mag ñi wane ni réew mi réewu diine la te tarixa yi benn la dajale leen ci benn place
muy amal ay plus de 300 personnes te woy ko ci ba nekk ñu signé ak yow contrat boo xam dañ lay fay kenn ñëwul woy rek dem kon loolu dafa am importance. gannaaw Mbour ak Louga yeneeni dëkk bëgg nañ festival bi dikk fa ci yeneeni édition muy loo xam ni initiateur bi ak équipe am fas yéene jëmmal. région yaa ngi xëccoo te loolu am na solo demande yi ñuy am sax pour ñu mën a faa dem xam naa ne day jafe xam nga bii ci fukki fan la yaakaar naa ni déwén faaw ngeen yokk incha allah ndax ñi bëgg bare nañu te l'islam ak mu nga xamee ni que moom la ñu am dafa nekk fépp ci réew mi nekkul fii rek de fépp la ne kon nag ñi ngi sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla déwén ñu gën koo yaatal. gannaaw ñaari at yu mu amul ndax mbas mi festival Salam dikkaat na ñi ko organiser nag ñi ngi di daje public bi déwén ak ay surprise yu am solo. jërëjëf Mariem lu ni mel mbokk yi mënoon ngeen koo dundaat ci li nga xam ne nag moom moo di suñu ay antenne incha allah bu 14h jotee daañu leen tegalaat li nga xam ne nag moom moo di festival Salam boobee mu mel ne nag fanweeri simili képp dong moom moo ci des ñu wéyal xibaar yi wax itam ci leneen mu mel ne nag association yi nga xam ne nag moom moo ëmb hôtesse yi ñoom ñooñee nag donte li nga xam ne moom moo di aéroport bi daal nañ koy toxal diwaan bu Diass ñoom itam ñu ngi wéy di def fi lépp lu soxal loo xamante ni day gën a taxal diggante yi fi nga xam ne fi la aéroport bi nekkoon tax na itam ca quartier bu ñu naan Terme Nord ñoom ñooñee demoon nañu fa ngir amal ay ndimbal yoo xamante ni jagleel nañu ko askan wa mu ñeel weeru koor gile Mati Samb moom mooy njiit li àdduna jëmale ci micro Amadou Ba ñu teewlu. di wax ne dañ fi ñëw tey au nom de l'association des hôtesses de l'As lii nag ñuy def ça fait 7 ans ñu koy def muy loo xam ne lii social la parce que suñu association depuis ñu créé ko social kese moo ko tax a jóg di ñaan yàlla suñu borom moom mi dara tëwul yàlla nañu jàppale ba ñu gën koo mën ndax association des hôtesses lii muy def du tey kese la ko def bi ñu ñëwee en 2017 aéroport Blaise Diagne dañu dem tuklu suñu jógee ci daara yi yàlla daf ñoo boole woon ak suñu ay collègues war fa kàlla macha allah suñu borom nekkatuñ fi mu metti mu def li gën ci ñoom ñu ne nag duñ leen seetaan comme yàlla def na ñu jóge fi te nekkoon nag ñun ñu ngi ñaan suñu borom yàlla na leen xaree àjjana fi daw si gën a kawe fa ñu nekk yàlla na leen gënal fi ñu jóge bu ñu jógee fi dañ fay dem ñoom it seet leen nemmeeku leen am lu ñu leen jox ak membre association bi nga xam ne def na téeméeri jigéen ñoo xam ne ñii aéroport la ñu nekk bu guddi jotee fa la ñuy nekk bu ñu xëyee fa la ñuy fanaan mu nekk liggéey boo xam ne bii yombul loolu ci jigéen. mbokki jàppale ne 200 millions moom la ñu jukki ci suñu ay koppar ngir daal di jooyantiwaat li nga xam ne nag moom moo di hôtel de ville diwaan bu Kaolack lu ni mel itam askan wi yàgg nañu koo xaar mu doonoon itam li nga xam ne moom moo di seen i ay bëgg-bëgg Mbaye Ngom moom mooy adjoint yow maire bu Kaolack moom mooy nag moom moo yor wàllu liggéey ba ñu teewlu ay kàddoom. di wax ne dañ fi ñëw au nom de l'association des hôtesses. dañu lancé projet defaraat bâtiment hôtel de ville bi muy mairie bi parce que xool nañ ni Kaolack ku fi nekk xam nañ ni mairie bi mosuñu ko defaraat bi ñu ko tabaxee ba léegi te gis ngeen état bi nu mu mel neexul la gis mais soo duggee ci biir aussi amul confort maanaam toilette yeeg bureau yeeg porte yeeg fenêtre yi vraiment neexul gis suñuy gan dañ fiy ñëw mooy gan yi nga xamante ne dañ fiy ñëw ut si ay këyit état civil bi parce que 80% yu ñëw moom la ñuy ñëw suñu ñëwee amuñu fuñ toog di wax ni aussi augmentation dafa am ci adjoint maire augmentation am aussi ci personnel bi da ngay gis nit ñi dañuy côtoyer ay bureau ba tax na vraiment dañuy tirer chapeau architecte bi fi njëkk a liggéey bàyyi woon na ay postes yoo xamante ni suñu bëggee modeler projet bi dinañ ko modeler amoon nañ fi 23 bureaux au total dina dem ba 33 bureaux sans compter ay open space yoo xamante ni nit ñi nañ fa liggéey en communion ak aussi salle de délibération bi aussi augmenté nañ ko moo tax dañuy liggéey ak nit ñi ci biir mairie bi ñu ngi commencé 3e étage di wàcc ci suuf ñi nekk ci 3e étage wàcc nañu suñ ko liggéey ba pare ñi nekk 2e étage dañuy yéeg ñu wàcc niveau par niveau c'est vraiment léegi nag projet yu mel nii soo koy def ñun ñu ngi ko estimé à 200 millions parce que day doon vraiment un bâtiment moderne tout neuf vitré avec éclairage yëpp ak domotique bi tout.
aywa mbokk yi ñu àddu ci leneen mu ñeel langue politique bi fii ci réew bu Sénégal ginnaaw lajj wi nga xam ne lajjoon nañu ko ci élection locale yi diwaan bu Grand Yoff jàppale ne ci la jamono nag Benno bëgg naa joyanti lu ni mel ci élection législative yi nga xam ne itam moom la ñu dëkkmal lañ ca jublu itam bokk na rek ci lépp lu soxal langue politique bi ca wowule gox ñu gën ko dundalaat tax na itam ñu daal di teewlu ki nga xam ne moom moo di directeur wu carrière responsable APR Ibra Seck lay wuyoo Alxasan Ba moo taataan ay kàddoom. dafa amoon division bon il y avait beaucoup de listes parallèles yoo xam ni ci coalition bi la bokkoon ku ne dem def sa liste looloo gën a indi défaite parce que aujourd'hui boo jëlee les résultats Yewwi boo boolee li am 40% te li ci des mooy les 60% coalition bi boo xoolee moo ko moom mais comme raw gàddu la bon ki jiitu rek moom mooy mën a gagné voilà loolu vraiment bëgguñu aussi mu dalaat ñu ci législative moo tax tey leader yëpp ñu ngi waxtaan pour retrouver wu pour que élection législative yi ñu mën a jox une majorité écrasante au président. waaw ñun parrainage yi bi ñu ko waxee rek lañ dugg sur le terrain voilà avec les jeunes ak sama équipe bi ma àndal yëpp plus particulièrement waa Xar Yàlla yi ñu dugg ci kër yi waxtaan ak ñëpp voilà ba collecté 1400 parrains nga xam ni bërki démb rek lañ ko yóbbul Aminata Touré madame Aminata Touré muy coordinatrice nationale du parrainage donc ñu am 1400 parrains muy premier dépôt bi mais nag dañuy continuer duñ yam foofu rek parce que dinañ defaat beneen deuxième dépôt. politique ba tey yeneen i jongante jàppale ne du ci réew mi diwaan bu France lay doon ñaareelu tour wi ni ki tey jii de la ñu koy amal mu mel ni nag ki nga xam ne moom moo di président sortant bi di Emmanuel Macron ak itam ki nga xam ne moom moo di Marine Le Pen ci la jamono ñoom ñëpp ñu ngay bokk di dagaan leneen nga xeetoo ci yooyu la élection nga xam ne nag ñu ngi koy amal ca diwaan bu France ñu dikkaat ci ak Ibou Diouf. weeru avril bi réewu France di dund ay xew-xew yu am solo bokk na ci élection palum njiitu réew mi ñaareelu tour bi la ñuy amal bésub tey ji foofee ca France nag gannaaw province yi nga xamante ne jot nañu woote démb ci samedi bi ñu ëpp ci réew ma tey la ñuy dem ci mbañ gàcce gi ngir tànn ci ñaar ñi nga xamante ne ñoo des ci ñaareelu tour bi le moo xam Marine Le Pen wala Emmanuel Macron ñu xayma nag ñi nga xamante ne ñoo jot a bindu ci liste électorale yooyu tollu ci ñeent fukki million ak juróom-ñett yu tegal yoo xamante ne ñu ngi leen di xaarandi rek ku ci nekk yëkkati sa xob sànni ko am koo xamante ne moom nga tànn boo jëlee Marine Le Pen moom nag mu ngi wote ci diwaanam di Hennebeau nekk ci Pas-de-Calais ki nga xamante ne nag mooy candidat sortant wala président sortant bi di Emmanuel Macron moom ci diwaanam di tukkee la woote ku ci nekk ba nga noppee yëkkati nga ay kàddu rek di rafetlu ni nga xamante ne nooneen la wote yi demee tey am yaakaar ne fii ak 20h heure France di nga doon ki nga xamante ne moom la français yi tànn ngir nga jiite réew moom wote yi nag amal nañ ko ci ay anam yu mucc ayib gannaaw élection palum njiitu réew moom nga xamante ne ñu ngi ko doon xaarandi ba léegi ñu ne nag ana lan moo nar a doon ëllëgu France gannaaw li nga xamante ne jot nañ ko dund ba léegi biñ ci noppee nag dinañ dem ci beneen élection bu am solo di législative yi bi tax askan bi mën a tànn tamit ñi nga xamante ne mooy député yi ñi leen di toogal foofee ci assemblée nationale bu réewu France. jërëjëf Ibou ginnaaw réew bu France xam ngeen itam ay doomi France dañoo nekk fii ci réew bu Sénégal tax na itam doxantu nañu fa nga xam ne nag moom moo di ci ambassade ba ngir daal di xool ñoom ñooñu nag ane nan la ñuy amalee ñaareelu tour bu vote bi mu mel ni nag askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa teew taxu ko bari waaye teewul ñun itam defal nañu leen aw taxaw seetlu pafara la ñu fay fekk ak jaafara ginnaaw ba mu la nuyoo lan lañ mën a jàpp. jërëjëf ñu ngi lay nuyu bu baax di la fay di nuyu mbokku téléspectateurs yi gis ngeen ko ñu ngi fii ci ambassade bu France nekk fii ci Sénégal tey nag mooy ñaareelu tour bu nga xam ne ci présidentielle bu France la ñuy amal diggante le président sortant Emmanuel Macron ak Marine Le Pen li ñu mën a jàppagum bi ñu fi yegsee mooy nit ñi bëreeguñ fi wuteeg bi le passé premier tour bi heure bi fi feesoon na del ranga dem am ci biti waaye tey nag li nu mel nemmeeku wuñ ko ñenn ñi jàpp nañ ne li ko waral bokk na ci ñenn ñi dana am ay procuration wala sax da leen intéressé wul loolu lañ ci gën a dégg ñu teewlu leen. non pas du tout bañ jafe-jafe day amul sax rang da ngay ñëw rek dugg rek et puis
non parce que xam nga bon dañu organiser quand même ci biir c'est bien organisé da ngay ñëw wane sa pièce d'identité dugg tànn bi ngay tànn après nga voter signer et puis nga génn. ay dafa naa ñaar wala ñetti bureau la ci biir quoi mais am na ay rang ci biir quoi. ci biir am na organisation bu rafet loolu la ñu wax naam sax bu dee am na rang yu ndaw a ndaw da ngay ñëw rek voter daal di dem. jërëjëf Pape Fara ñi ngi waaye laataa mu doon dem foofee nga xam ne nag moom moo di ca ambassade bu France jaar na fa nga xam ne itam moom moo di ca stadium bu Marius Ndiaye foofee xam ngeen ne yenn ci ay jafe-jafe yoo xamante ni ñu ngi ko doon jànkonteel ñenn ci ñoo xamante ni bëgg nañ basket lool boobaak léegi bokk na ci seen ay ñaxtu waaye jàppale ni nag ci la jamono daañ fa mën a amal bépp match waxtu nekk itam ndax itam courant wa doon xuy xamaj itam daal nañ ci nasi pexe ñu dem Pape Fara ak Pape Sangone Mbaye ginnaaw aw reportage wu ñu defaloon laata ambassade wi ñu seetaan. boo xoolee Dakar Arena mu bés tàkk méngoog jamono wuteeg Marius Ndiaye màgget lool fi nga xam ne basket Sénégal fi la bind histoire am jamono ji mu ngi mel ne luy bëgg a faatu kenn mënatu fa basket lu neex jamono ji paanu courant lañ fa nemmeeku woon loolu tax nag ba njiit yi daal di jugaat indi fa ay lumière yu bees. ci ay fan yu néew gisoon ngeen ni dañu amoon fii ay difficulté ci lumière yi fii ci stadium bi li ko doon indi mooy ay court-circuit parce que circuit bi fi nekk dafa xawoon yàgg donc ci ndigalu ministre des sports ñu ñëw en tout cas reprendre projecteurs yëpp liggéey bi et reprendre mooy dañu ko defaraat à neuf. leeral Marius Ndiaye nekkoon lu ñu soxla woon ndax dina tax championnat mën a wéy ñu defaraat yenn ci Marius Ndiaye. ko dafa courant bi mu amoon court-circuit loolu day am fépp suñu kër yëpp bi mu amee am ay lampe yu fay donc c'est tout à fait normal non léegi nag mais bi mu amee bi ñu ko signalé waa ministère incha allah ils ont réagi d'abord ñu defarloon ko pour ñu permettre ñu jouer en attendant maintenant après ñu ñëwaat nag changer ampoule yëpp def ko ay ampoule yu bees yu LED. naam réfectionné baax na waaye defaraat stade bi yëpp moo nekk li nga xam ne moo gën. stade bi dañ ko war a defaraat parce que xam nga stade bi moom histoire basket Sénégal fii lañ ko bindee donc ñoom ne nañ incha allah dañ koy defaraat réhabilité ko prévoir nañ incha allah benn budget boo nga xam ne ni d'ici déwén dinañ commencé liggéey bi defaraat ko carrément defaraat parc bi defaraat tableau magnétique defaraat intérieur bi def ba mu nekk vraiment stade moderne boo nga xam ne parce que Sénégal warul am benn salle rek Dakar Arena rek. defaraat ko ba mu beesaat et loolu liggéey bi song nañ ko bu baax ndax architecte yi yore liggéey bi ñëw nañ fi et fii mu nekk nii presque pare nañ documents yi li ci des mooy ñu lancer marché bi am nañ sax koppar yoo xam ni état du Sénégal prévoir na ko ren pour ñu dugal ko ci et yaakaar naa ni bu ñu lancer appel d'offre yi joxe marché ba war nañ mën commencer liggéey bi liggéey boobu nag dina permettre stadium bi nekk stade bu mucc ayib mën a accueillir vraiment encore comme ni mu meloon rek. ak nouvelle bi nag supporters yi dinañ yàkkamtiwaat delluwaat ci stadium Marius Ndiaye ngir mën a seetaan matchu basket yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon bu ko defee Sénégal mën a tegaat tànkam fa mu nekkoon. jërëjëf Pape Fara ñu ngi ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko mbokk yi fi ñu jaar daal di ndar képp yi la jotaayu xibaar dégg leen ak des leen ak rédaction bu télévision Futurs Médias ci kanam itam daañu amal aw jàngat wala boog aw waxtaan wu yaa jëmale ci élection yi nga xam ne ñoom ñoo am ca diwaan bu France ak itam la ko wër 20h itam daañu dellu si mbokk yi ñu jaare fa di leen sàkku di leen ñaanal jàmm te itam di sàkku ngeen wéy ak programme yu télévision Futurs Médias jaa ngeen jëf mbokk yi ñu yendu jàmm.